asalaamaaleykum sama waa team sama Adja Traiteur nuyu naa leen ziar naa leen j'espère que yéen a ngi ci jàmm bu baax a baax ani sama bandi wàññi naka weeru koor bi ñu ngeen koy dundoo sama Adja Traiteur vous souhaite un très bon mois de Ramadan suñu weer la ñu defar ba mu baax remercier suñu ay partenaires le groupe agroalimentaire Seifa léegi moom miin ngeen leen ci suñu ay vidéo ñamuñu seen fay ñoo dooleel sama Adja Traiteur ak seen ay produits yu baax tey nag dañ leen di indi rouleau au fromage au jambon et au fromage ak rouleau hot dog fromage donc mu nekk recette bu neex na ndogo réaliser ko c'est très simple farine 300 grammes farine pâtissière 300 grammes lait liquide 500 ml 250 ml bi ci pâte bi lay dem 250 ml bi ci sauce béchamel fromage dafay am ci suñu recette fromage gruyère bu neex te saf moo nekk noonu beurre normal 2 cuillères à soupe ñaari kuddu yu mag benn bi ci pâte bi benn bi ci sauce béchamel levure boulangère ak levure pâtissière dañ koy soxla ci recette bi mooy bi nekk sachet ak bi ñuy jaay ci boutique bi suñu sel ak suñu poivre suñu pot sel ak suñu poivre comme épice ñu ngi am aussi jambon ku ne rouleau de jambon au fromage c'est évident ak suñu ay hot dog yu saf là on a purée d'ail laaj bu ñu def purée muscade tuuti ak suñu nokkosu poivron ak oignon donc c'est pour neexal suñu sauce béchamel relever goût bi ñu jàll ci suñu réalisation pâte jël nañ suñu saladier daal ci sotti suñu farine 300 grammes desal ci tuuti pour suñu def suñu sauce béchamel lu toll ak kudd bu mag ñu daal di ñëw jël ingrédients yi levure boulangère ak pâtissière bi ñuy jaay ci boutique ak bi nekk ci sachet bi daal di sotti un peu de sel daal di mélanger ingrédients en poudre yi suñu paree jël suñu meew 250 ml di sotti par tuuti meew bi 500 ml mais dañ koy xaaj ñaar xaaj bi pour pâte bi la beneen xaaj bi pour sauce béchamel bi da ngay nekk di sotti nànk ba sa pâte daal di normal soo demee nag ba sa pâte commencé formé wu nii gis ngeen ne ñu ngi koy am ci ngay daal di doog a jël li nga xamante ni mooy beurre bi mooy mujj da ngay dem ba pâte bi jàpp forme nga jël sa benn beurre kudd bu mag daal di ciy sotti daal di koy incorporer ci pâte bi def nii di ko mélanger ak pâte bi ba mu maase donc là moom ñu commencé travailler gis nga nii ngay def dina am benn instant na pâte bi day mel ni lu tas parce que beurre bi c'est normal moo mélangé gul carrément ak pâte bi mais boo continuer rek incha allah da ngay retrouver sa pâte gis nga mu ngi commencé waat normal collé tout tasaaroo tout mi ngi formé waat benn bul su demee ba maase nga daal di koy dajalewaat ba mu normal daal jël sa papier film emballé 2 heures de temps nga bàyyi ko au repos en attendant ñu defaraale suñu sauce béchamel benn kudd gu mag farine benn kudd bu mag beurre daal di koy mélanger daal di jël suñu meew di sotti par nànk di yëngal sauce béchamel moom yaakaar naa bandiwaaju sama Adja Traiteur yépp léegi ñëpp maîtriser nañ ko donc ñu mélanger ba mu maase bu baax a baax gis ngeen feu doux da ngay wàññi gaz bi def nañ nokkas yi def muscade di leen wax da leen aimé vidéo yi daf may encouragé ma xam ne li may def neex na leen aussi ku abonné wul gaawal abonné wu ñu am ay recettes yu graaw permettre aussi algorithme YouTube tout le temps muy recommander sama ay vidéo facilement duñu fàtte suñu sponsor weeru koor bi yëpp ñoom li ñuy àndal seen bisaab bi set na neex na yomb na defar jëla sa poudre sotti ci sa ndox def raxas sa naanaa sotti baxal ba mu bax nga jël sa seggukaay daal di segg jeex na suukar kese bu la neexee nga parfumé orange Seifa daal merci beaucoup après 2 heures de temps de repos suñu pâte reposé wu na funki na dañuy daal di ñëw nag dër ko jël suñu plan de travail def ci tuuti farine bañ mu collé wu daal di séparer suñu pâte en 4 parties pour mu neex a dër léegi nag daal di jël suñu bâton daal di dër nag danga koy def mooy pâte bi daal di fin comme ça bu ñu paree du nekk pâte bi du diis parce que ay rouleau moom mu fin moo ci dàq daal jël suñu sauce béchamel bi ñu toggoon daal di ko ci étaler yëpp daal di ñëw commencé nag suñu roulé ñu njëkkee jambon bi daal jël suñu jambon lal jël nañ benn jambon jëlaat nañ beneen jambon léegi nag jël suñu fromage en dernier wis ko ci kaw jambon bi mu nekk loo xamante ne mun na xëdd
comme aussi mun na ndogu vraiment man ndogu laa ko defaroon mais neex na trop te dafa diis sakkan nag. léegi nag fii plusieurs façons de rouler am na man lii laa ko defee dama rouler ñaari côté yëpp daal di dëpp li ma jël sama plateau nag danga koy dugal ci frigo ba mu sedd ba dëgër ci nga koy gën a mën a dagg sinon bu nooy ni boo koy dagg mën nga sonn daa jël suñu benn plateau wisti suñu farine pour suñ koy yëkkati après duñu sonn yaa di yëkkati suñu rouleau de jambon au fromage gis ngeen daal di ko ci teg naa ko dugal ko au frigo pendant 20 minutes comme ça mu sedd pat bi dëgër ñu mën koo dagg ñu continuer daal di rouler bii paa nag hot dog yi def tuuti bii paa doo étaler yëpp gis nga parce que hot dog bi soo rouler ba mu mat rek une fois def fromage rek dina baax. léegi nag en attendant ñu dugal suñu partie frigo ñu daal ñu defal suñu sauce algérienne boole ko ak suñu rouleau benn kuddu ketchup ñaari kuddu mayonnaise mu nekk noonu mu nekk sauce boo xamante ne mun na ànd ak lu bari yàpp jën ay amuse-bouche comme liñ togg tey def nañ benn kuddu moutarde mu mujj noonu def poobar def xorom ak poudre d'ail. léegi nag ñu daal di yëngal ma doon wax ni que sauce bu mën a ànd ak lu bari la am na goût saf na ku bëgg kaani nga dolli kaani gis nga poudre d'ail bi moo ñëw dugg noonu man dama bëgg poudre d'ail lu la neex daal nga def ci defal sa poobar bu bari bu la neexee kaani bu bari bu fekkee da nga bëggul épicé mu accompagner suñu ay rouleau laa da di jël suñu plateau four daal di koy huiler tuuti comme ça bu ñuy détacher après suñu ay rouleau du compliqué battre nañ ñaari jaune d'œuf buñ paree dañ koy def ci suñu kaw pat comme ça mu jox ko texture bu rafet bu doore jël nañ suñu cooker pizza moo gën a yomb wala ko amul nga jël paaka instant bi pat bi dafa sedd donc booy teg rek dagg mu daal di normal gis ngeen suñu première forme bi mi ngi noonu mooy 2 rouleaux yi nekk en face moom la njëkk a réaliser daal di ñëw dagg yeneen yi ak yu hot dog yi pare nañ jël suñu ay jaune d'œuf def ko ci suñu ay kaw rouleau pour mu may ko couleur ak texture bu rafet bu doore bu rafet ñu ëlbati suñu ay rouleau ñu ko tegee dañ ko ëlbati gis ngeen laa def nañ yëpp jaune d'œuf gis ngeen ak 300 grammes bi on a pu avoir ça c'est une 50aine de pièces compté wu ma ko mais dafa sakkan ñu dugal au four pendant 40 minutes bi ñu paree lii la ñu jox xamul neex na saf na te sakkan na pour 300 grammes une toute petite famille mun na ci ndogu ba mu des rouleau yaa ngi noonu de jambon yaa ngi noonu de hot dog yaa ngi noonu saf na neex na sakkan na gis ngeen fromage bi bu ko four bi jàppee ni muy croustillant yi noonu doore suñu ay rouleau tamit gis ngeen détaché wul am na rouleau de hot dog yoo xamante ne da ngay gis ne pâte bi ak hot dog bi dañuy détaché wul bii defu ko c'est parce que ça a été bien réussi laal nañ ci suñu sauce algérienne ñu dégusté bii tamit daal jëlaat suñu sauce def ko ci daal di dégusté neex na daal vraiment ma leen koy conseiller yomb na defar neex na remercier encore suñu ay partenaires amuñu seen fay vraiment ñooy neexal suñu weeru koor ak seen bisaab bi xam te ne dafa neex defar sama Adja traiteur mi ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous très prochainement pour yeneen i recette bon appétit bisous.